benn waxtu jot na ba toftal juróomi simili ñu jégalu baax a baax ci door gi dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki jàppale ne ci diirug ñaari fan lu ëpp wala boog lu toll ci fukki doomi aadama daal nañu ñàkk seen bakken fa nga xam ne moom moo di ca zone des Niayes tolloog jandeer bi ci mujj ni ki démb la am aw soxna soo xamante ni nag daal dinay ñàkk bakkenam moom ak ñetti doomam ginnaaw itam ba mu jugee fa nga xam ne nag moom moo di ca réew bu tugal tax na itam askan nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca zone des Niayes la ñuy sàkku itam bëgg nañu daal di leen di amal aw caserne bu sapeur pompier taw bu mitti wi nga xam ne boobaak léegi ay fan a ngi ni nag muy wàcc ci yenn ci ay gox fi ci réew bu Sénégal rawatina Ndakaaru ci yële jamono itam xam ngeen ne mi ngi wis wisal asamaan si daal di xiin yenn ci ay dégâts yoo xamante ni def na ko bari na bu ñu sukkandikoo ci météo taw bi mënees naa wëy ba ëllëg incha allah wala itam mu daal di koy romb fa nga xam ne itam moom moo di ca fa nga xam ne moom moo di ca zone de captage foofee jàppale ne mur bu bassin bu rétention bi nag moom moo rek daal di daanu tax na itam askan wu nga xam ne ñoom ñoo fa nekkee itam daal di nekk ci aw njàqare jëwriñ ji nga xam ne itam moom la ñu dénk wàllu ndox mi moom Serigne Mbaye Thiam demoon na fa ngir daal di amal aw taxaw seetlu lépp lu ñeel itam ay dogal daañ ko jël ba mu mat sëkk daañ ci ànd ak ki nga xam ne moom moo di Alassane Ba ay fan a ngi itam nappkat yu lompul daal di jàpp aw bateau chinois bateau boobee nag la mu def ci ay njombe foofu le diwaan bari na itam buñ ko xayma toll na ci ñaar téeméeri millions ci suñu ay koppar bu ñu sukkandikoo ci nappkat yi ba tey di xam ne rek ne fukk ak ñaar ci ay millions képp dong lañ leen jox mu ñeel yi ndàmpaay ñoom itam gis ne lu ni mel dafa yées tax na itam ñu daal di yëkkati seen ak kaddu législative atum 2022 xam ngeen ne dibeer wi nga xam ne itam moom la ñu dëkkmal la ñuy amal lu ni mel sénégalais yi di dem ci li nga xam ne moom moo di mbañ gàcce yi ngir daal di woteel ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fas yéene taxawal ca pencum ndaw réew ma ki nga xam ne moom moo di El Hadji Pala Mbeng ndey ji réew ngi sàkku itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo séq langue politique bi ñu fësal li nga xam ne nag moom moo di jàmm donte bu ñu amalee élection yi ba noppi askan wi ku ci mën a nekk itam daal di amal lu ni mel saw teeyu ba kenn mbokk yi tënk yaa ngoog bu ngeen ñu toppee ñu daal di faram fàccee. fukki doomi aadama ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci diirug ñaari fan képp dong fa nga xam ne nag moom moo di ca zone des Niayes fa tolloog jandeer bi ci mujj accident bu démb bi la ñeenti doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakken di aw soxna ak ñeenti doomam moom itam ginnaaw bu mu jugee ca diwaan bu tugal doon rek daal di yët wala boog wan aw conteneur boo xamante ni mi ngi ko indi waajuram bu jigéen askan wi itam ba nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu zone des Niayes ci la jamono sàkku bokk na ci aw caserne bu sapeur pompier bu ko defee itam ñuy mën di xettali ñi nga xam ne ñoom ñooy amali njombe wala bokk accident ca axe boobee ñu teelu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir. accident bu am fii ci zone des Niayes tolloog jandeer ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan di ab oto bu ndaw mbëkkante ak camion oto bu ndaw bi sax ab particulier la ab moodu moo ko yoroon àndoon ak waajuram bu jigéen ak ñaari rakkam doon dem ndakaaru ngir jëri ab conteneur ci la leen camion bi mbëkkee ba yéeg seen kaw mbir mi nag mi ngi amee ci diggante njar ak gollam nekk ci bayax ñaari bis yi ñu génn amoon accident bu metti fii ci Lac Talma nekk ci jandeer amoon juróom benn ñu ci ñàkkoon seen bakkan tey jii ñeent dolliwaat ci mu nekk mbir mu tiis fii ci zone des Niayes rawatina commune ab jandeer daanaka ci diirab ñetti fan fukki nit faatu nañ fii ci jandeer ci zone des Niayes ci ay accident yu metti accident bi nag bi mu amee askan wi nag au sapeur pompier yi ñu daw jóge Thiès dikk ci bërëb bi fexe nag ba génn leen indi ay ambulance ñu yóbbu leen ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès waaye nag waa askanu jandeer rawatina zone des Niayes di wëy di laaj ba léegi ñu tabaxal leen camp sapeur pompier Alassane Ndoye mooy maire ab jandeer. mais ku ne xam na ni Tëngéej ba Mboro amul sapeur te loolu dara gënu ko garaaw ñun nag ñu ni nañuy def pexe bi mooy ban ñu fexe ñun état bi ñu utal ko benn site may ko état may ko askanu jandeer en même temps ñun ñu jël suñu budget tabaxal leen xanaa bu ñu defee loolu mën nañ ko occuper. leen naqari bokk na ci nee nañu saa yu accident amee ci gox bi sapeur pompier yi jóge Thiès daanaka dañuy def ay waxtu ngir ñëw fii ci jandeer rawatina ci zone des Niayes.
jërëjëf Cheikh Anta ak say Latir ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen ñu woyal xibaar yi wax itam ci taw yu métti yi nga xam ne itam ñu ngi wàcc ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal rawatina Ndakaaru xam ngeen ne boobaak léegi ay fan mi ngi nii nag muy amal lu ni mel ci la jamono fii ci Ndakaaru mi ngi wis-wisal donte daal dinay taw léegi ginnaaw itam ay simili kepp donc asamaan si itam daal di xeen ci la jamono bu ñu sukkandikoo ci météo lu ni mel mënees naa wëy ba ëllëg incha allah jàpp leen ne miir bu bassin bu rétention bu zone de captage daal di daanu askan wa nga xam ne itam ñoom ñoo fa nekk ci aw njàqare la mu jul ci ay jëye bëri na jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu ndox mi moom Serigne Mbaye Thiam di xam ne rek ne yenn ci ay dogal daañ ko jël ca boobule gox ak la ko war bokk na rek ci tabaxaat beneen ab mur boo xamante ni day gën a dëgër Alxasan Ba daal di ne dikkaat ak ñun ci yenn ci ay détails. askan wi yeewoo ci zone de captage ci wéy di jànkonteel ay jafe-jafe ak ndoxu taw yi bassin de rétention bu mag bi nga xamante ni 6 hectares lay def dem na ba mënuta woon téye ndoxu taw bi tax na ba benn pàcc ci mur bi daal di daanu waral ba ay yenn gox yi daal di inondé. bassin bi li muy stocké kooku nettoyé nañu ko bu baax nettoyé woon nañu bassin bi gisoon nañ tamit ne pompe yi nettoyé nañ leen waaye ndox mi ñëw moom la équipement yi attanul. ci taw boo xam ne bii dafa taw lu mat waxtu sans pratiquement arrêté bi mu ñëwee nag miiru bassin bi xam ngeen ne ndox dafa am doole mu toj benn partie miiru bassin bi après loolu tax nag mu dugg ci quartier yi ba laal sax installation électrique yi nekkoon ci armoire bi ba nga xam ne léegi groupe électrogène lay doxee. jëwriñ ji ñu dénk wàllum ndox ak assainissement ay service am waaye itam gouverneur bu Ndakaaru wàcc ci terrain bi ñëw ngir xool situation bi nu mu tëddee tax na ba ñu jël ay dogal bëgg ñoŋal dispositif bi nga xamante ni moom lañ fa teg. gis nañu benn pexe pour indi fii yeneen ñaari pompe boo xam ne bii million litre par waxtu lay manque donc mu nekk juróom benn million litre par waxtu yi ñu fi fekkoon ñu yokk ci yeneen ñaari million litre par waxtu yoo xam ne mën nañ koo pompe yooyu ñu ngi koy indi di ko installé. suñ ko indee loolu yëpp liñ ci jublu mooy ndox mi nga xam ne fàqe na ci bassin bi ba dugg ci quartier yi mu wàññeeku parce que suñu manqué bassin bi rek ndox moomu day wàccaat ñëwaat ci biir bassin bi comme ça ñoom ñu def liñ ci war a taxaw. joxe nañu ay ndigal ngir fexe ba ñu mën a andi kaaraange jëm ci canalisation flexible ñu fas yéene teg ci gox yeeg goxaat yi Serigne Mbaye Thiam di sàkku ci askan wi mu dugal loxam ci li ni mel ngir fexe ba jafe-jafe yi ñuy dund ñu mën ko weesu. mbokk yi maa ngi leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar ay fan mi ngi nii nag nappkat yi nga xam ne ñoom ñoo féetee ca diwaan bu Lompul jàppoon aw bateau chinois jàppale ne nag bateau boobee nag la mu jur ci ay lor bëri na bokk na ci loo soxal itam seen i ay jumtuwaay ginnaaw bi ñu ko xaymaa toll na ci 200 millions ci suñu ay koppar ay ndàmpaay yu ñu jot toll ci fukk ak ñaar ci ay millions nappkat yooyu nag jàpp ne dafa rek daal di tuuti ci li nga xam ne nag moom la ñu leen yàqal ci la jamono ñu ngi laaj lu ëpp lu ni mel ginnaaw aw ndaje boo xamante ni amaloon nañu ko ak way taskatu xibaar yi Thierno Fall moo fa teewaloon télévision Futur Média ñu teewlu reportage. ginnaaw fii ci Lompul nappkat yi tegoon nañu loxo ab bateau chinois bu wàccoon ci seen waax yi di fi nappe ba tax mu yàq seen ay jumtuwaay yu bëri muy nag lu nga xamee ni si ñii di pêcheurs yi ba léegi ñu ngi koy naqarlu. lu tolloog 100 pilotes la yàqal fii dagg seeni mbaal ba ñenn nañu noonu la ñu teere dañu teer xottu gaal indiwuñu dara. waaw xam naa mën naa ci cité tey jii mot juróom fukki nit ñoo xamante ne desewuñu dara dañu mujj di leen jox par benn nder ñaari nder ba tey fii ñu taxaw ni jotaatuñu seen matériel. yàqu-yàqu yooyu nag ñii di nappkat yi ñu ngi ko xayma woon ci lu tollook 200 millions waaye tey jii li ñu leen dàmpe ñoom jàpp nañ ñi tekkiwul dara ba ñenn ñi sax dañ ko far gedd. waa DPSP ñu bind ñoom ñu fexe récupérer la leen bateau bi war a fay mu fay leen ko mu bàyyee ñoo bateau bi li ñu fi joxe comme ndàmpaay ba ñu ñëwee kenn ku nekk 100 000 francs la ci am 100 000 francs lan la mën a jënd. nappkatu Lompul yi di ñaawlu bu baax a baax ak ñàkk fulaal gu ñu jàpp ni moo am ci mbir mi ba tax koppar yi ñu xayma woon ngir ñu dàmpe leen ko mënuñu koo jot. mais ñoom liñ si remarqué te gis ko si ñoom bateau bi fay na leen seen xaalis xam nga jébbal leen ko si keesu trésor mu des nag pêcheurs yi nga xam ne tey noo jàpp bateau bi te ñoom la bateau bi yàqal ba léegi ñoom lañu waroon jotu na ko loolu nag yaa problème si miim réew nuy lancé appel nag di wax ni suñu autorités yi nu bàyyi benn xel parce que bët bu rusul toj. nappkatu Lompul yi dànkaafu nañu autorités yi di xamle ni bépp bateau buñ fi jàppati dinañ fexe ba teeral ko ci tefes gi. même tey guddi gii tey bu ñu fi gisoon bateau chinois dañuy dem dañuy teer bateau
te bañuñu ci dara ndax nañu def ñu forcer chinois ba ñu teer ko mën nañu nooñu def forcer ko ba mu teer bato bi. mbooleem acteurs yi yëngu ci wàllu napp gi ca bokk ci INAPAS ñoom ñoo daje woon fii ci diwaanu Lompoul ngir waxtaane jafe-jafe yi nga xamee ni si jamono yi yëpp ñu ngi koy nemmeeku ci seen liggéey. ñu des ba tey ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu napp bi la yoon dañu dem ca tefes bu Yoff foofe itam gën koo jag-jagalaat seetal ko ak quartier wi ñu naan Tongoor lu ni mel itam doon na loo xamante ni nag askan wa fa ñoom ñoo ko daal di lancé li ñu bëgg bokk na ci tefes googee nag bokk ci tefes yi nga xam ne nag ñoom ñooy gën a seet ci tundu Afrique ginnaaw itam lu ni mel bi ñu ko doon amal Mariam Ndiaye ak Youssou Baro ñoo fa teewoon ngir amal aw reportage. fexe ba commune Yoff nekk ci commune yi gën a set ci Ndakaaru ak bu Afrique sowu jant waaye itam mbalit mi di jur alal buy demaat ci askani Yoff moo waral mairie bi ak ay partenaire am jëmmal ñaari fanu set setal. waaw bi ñu yàlla tegee ci bopp gox bi dañu saytu saleté bu bari commune bi di fay pour dëkk bi di set ñun nag ñu ne léegi dinañu nettoyer ak askan wi ba noppi nag ëllëgee commune bi di fay mais muy jural commune bi di jural askan wi xaalis ndax mbalit léegi ku ko xam-xam ne kenn sànneetu ko lu ci mel ni plastique mën na ko jël tey defar ci ay toogukaay defar ci ay paan defar ci ay pavé en plastique donc loolu day jural dëkk bi koom jural ndaw ñi ak jigéen ñi liggéey. donc tey nag lañ ko tàmbali 48 heures la pour mandargal ko mais dañuy dox di wéy di satal di sàmm pour vraiment Yoff mën a nekk dëkk bi gën a set ci Ndakaaru. mbalit moomu ngir mu nekk alal foog ñu soppi ko te loolu dafa laaj ay formation. ci pàcc bu njëkk bi bon mbale moom ñëpp ko mën dañuy bale setal waxtaan soññ bu ñu noppee nag. li nga xamante ne mooy li ciy découlé comme activité ñu ànd ak jigéen ñi former leen ci ba incha allahu rabbi ñu leen di mën a jural ko. mu nekk lu jigéen ñi daan seen doole ci waaxi Yoff rafetlu ndax ku leen dimbali rek ñu liggéey lañu bëgg. ñëw fekk ñu fu ñu toog déjà bi mu jëkkee ñëw ay parasol lañ suñu doléance lañ ko wax mu defaral ñu commandé ko ay parasol te yaakaar naa dina ñëw mu ñëwaat fekkaat ñu toog mu ne chaise la fi bëgg a jëlee andil ñu yu bees jox ñu loolu yëpp si. début bi commencement bi geste bu rafet lay def mais ñun li ñu gën a soxal ba gën ñoo soxal mooy ñun soxlaa ñu ku ñu jox xaalis de un li ñu soxla mooy ku ñëw defaral ñu suñu environnement. bu loolu weesoo maire bi ak ñi mu àndal fas yéene nañu wéyal sensibilisation bi balaa jublu ci daan képp ku tilimal gox ma. ñu ngi ànd ak ONAS ci fan yi di ñëw pour tàmbali liggéey boo xam ne. dañuy sensibiliser askan wi ci ay taxawaay yoo xam ne ñëpp ciy mën a gis seen bopp waaye nag bu ñu weesoo nag sensibilisation bi nag dinañ commencer def ay daan nànk-nànk parce que nag jaaduwul yàlla defaral ñu àddina bi mu set sell taaru ñun ñu ñëw saa yu ñu xëyee di ko salfaañe ba yàq suñu dëkkuwaay. ñaari fani littoral bi nag lu askanu Yoff rafetlu la ndax taw mi terewul leen ànd ak seen maire ngir setal seen gox. jërëjëf Mariam ginnaaw waax yi tefes gi ñu wutali ci leneen mu ñeel langue politique bi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne dibeer wi ñu dëkkmal ci la Sénégalais yi di dem ci li nga xam ne nag moom moo di mbañ gàcce wi ci les jamono yi itam ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg ñu daal di leen jox seen ak kàddu ñu ngi dagaan baatu askan wi ngir rek ñu daal ñu taxawal fa nga xam ne nag moom moo di ca pencum ndaw réew mi moom El Hadji Pala Mbeng ndey ji réew di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo séq langue politique bi ñu jiital li nga xam ne nag moom moo di jàmm bu ko defee benn fitna ñu bañ koo nemmee ko fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ginnaaw itam baat ak tontu woo xamante ni séq na ko ak Ousseynou Diop. di wax ni ñu ngi jëm ci ay élections semaine prochaine dañu bëgg a jàmm ci réew mi moom la ñuy wax ñëpp jiital ci président de la république bi nga xam ne moo tàllal loxoom di woote jàmm kon na ñëpp teg ci loxo boobu ngir jàmm am ci réew mi jàmmi réew mi nag am na solo ci ñun. te danañu fexe ba jàmm am ci réew mi ñu ngi ciy woo këri diine yi ñu ngi ciy woo état ñu ngi ciy woo borom ndomb tànk yépp nag pour que ñu am jàmm ci réew mi élection day jàll réew mi day continuer ñu wax nag ni képp koo xam ne tàllal nga loxo jàmm danañ teg ci sa loxo jàmm ku tàllalu loxo jàmm danañ la xañ jàmm te nekk ci jàmm duñu bàyyi kenn di taal réew mi duñu bàyyi kenn di wax lu yàq réew mi ndax réew mi noo yéen a ko bokk.
mbokk yi xam ngeen ne lay tax askan wi di voté bokk na ci carte électeur jàppaleen ne lu toll ci 4 téeméer ci ay carte électeur nag ñu ngi ci 3 lu bu commune bu Ndiafate président bu commission bi nag la mu xamle mu di mën naa toog ay fan yoo xamante ni du an kenn koo xamante ni day ñëw na rek ne jox ma sama carte lu ni mel itam ñu jàpp ne mënu la jëmmal li nga xam ne nag moom moo di bile wote ginnaaw itam waxtaan woo xamante ni sekk na ko Pambay Diawo ak Fally Gueye ñu seetaan reportage. ñu ngi ñeenti téeméer juróom-benn téeméer carte d'identité yoo nga xam ne ñu ngi fii di nelaw nit ñi duñu jël ci seen carte d'identité ñu leen a ñaan ngir yàlla ñu ñëw jël ci seen carte d'identité. ñu amoon 200 maanaam ñetti téeméeri carte d'identité yoo xam ne ancien nouveau stock la juróom-benn fukk juróom-ñaar fukk lañ ci jël. ancien stock bi fi nekkoon ñibbiwaat Ndiédiène maanaam ñetti téeméer la woon ci ñetti téeméer yooyu ñetti carte d'identité lañ ci jël te ñun ñu ngi fi ba samedi sax dañuy liggéey mais dangay xëy si ba jant bi soo nga joxe benn carte d'identité mbala ñaar mbala ñett nañ jël seen carte d'identité yi ngir yàlla téye lu ñu kenn carte d'identité parce que fii nga far mbala fële nga far 2017 man maa ngi fi nekkoon soo gisee ma nekkaat fii tamit tey c'est que lu leer rek a nekk fii commission bi amul laqal ay SEDA baa ngi fi man maa ngi fi beneen parti politique kenn taxawu fi kenn carte d'identité yaa ngi nii kenn taxawu fi nañu ñëw jël ci seen carte d'identité yi. réseau pour l'équité ak itam développement ñoom nag ñoo bëgg soxna yi ñu gën leen jox seen àq ak seen yelleef waaye itam lépp loo xamante ni nag yeeyoo nañu ko ñu daal di leen koy jox ba mu mat sëkk ginnaaw itam aw panel woo xamante ni ñu ngi ko doon amal fii ci Ndakaaru daal di ci jukki itam thème bu am solo mu ñeel équité sociale développement participatif ak itam inclusif lu ni mel itam la ñu jukkee foofe Fatou Dieye moom mooy présidente bu boobule réseau àdduna jëmale ci micro Yaya Diallo. réseau bi nga xam ne si ñëpp ñu ci nekk rek ñu yem au même pied d'égalité ñuy promouvoir le bien-être sénégalais d'ici et d'ailleurs ku wax développement wax yokkute comme le président l'a si bien dit ba mu créer yoonu yokkute ñu fekk ci ko ci loolu parce que politique nag ak développement moo ànd te jigéen ak jeune bëriwul doole nañu dimbali mu jàppale ñu te xam nañ ni góor ak jigéen en général duñ leen yemale parce que nag jigéen il faut ñu dimbali ko jigéen moo yor développement jigéen ñi su ma neexee man ñoo yor économie réew mi. ngir gën a ñoŋol ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi seen ak nekkin jàppale ne ñoom ci seen bopp lëkkaloo nañ ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di Enda Santé naka noonu itam ñoom ñoo lay bëgg rek amal yenn ci ay projet yoo xamante ni daañ ko biral ci fukk ak ñeenti région yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal projet bu ni mel itam daañ ko àpp ci fanweeri weer yoo xamante ni nag daañu gën a wax ak askan wi gën leen itam yeey ci lépp lu ñeel seen ak nekkin moom Cheikh Mbow xam ngeen ne moom mooy directeur exécutif bu COSYDEP àdduna jëmale ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. fexe ba mbirum njàng mi ak mbirum santé bi mooy fekk ñu mën a diggan di waxtaan parce que xam nañ ne bu jafe-jafe amee kenn kese mënuñu see génnee ñoo ngi fàttaliku ni li nga xam ni moom moo junjoon projet bi moo doon li xewoon ci mbas mi ak Covid bi gis nañ ni ñun ñëpp amoon nañ ay pexe yi nga xam ni mën nañoo jokkoo waaye kooku ñu tuddee force de l'ordre ki ñu tuddee kiy faj ak ki ñuy nekk jàngalekat ñooñu dañ leen noonu ñu génn seen kër te dem jàkkaarloog mbas mi kon nag ñooñu soxla na ñu gën leen a aar ba nga xam ni bu jafe-jafe amee puisque mënuñoo mucc ñu mën a am jumtuwaay yi war a mën a tax ñu mën cee génn loolu mooy benn mais ñaar ñun aussi war nañoo mën a def li nga xamee ni du ñu yem kese ci seen liggéey wante it danañ mën a sax jouer rôle sensibilisation ak nekk ay vecteur donc de communication loolu mooy
mooy mbir mi nga xam ne fañ ñes ñett ñu jàpp it ni fi ñu toll il faut ñu ñëpp ñu nangu ni mbas ñëw na xëy na moo ngi wàññeeku ba léegi sax moo ngi fi bu subaa leneen ak leneen dina taxaw suñu kanam loolu nag pour def ko gis nañ ni li am solo mooy ñu fexe ba pousse sénégalais yi pousse suñuy partenaires muy acteurs éducation comme ñu nekk santé pour ñu nekk li ñu tuddee ci créativité parce que xam nañ ni mbir bu amee am neneen nu mu ñëwee rek du façon jëfin benn façon jëfin rek moo koy faj il faut que ñu nekk ñoo xam ni damay tooñ su may naa la ñu dooj. ñu àddu ci leneen mu ñeel xibaaru biti réew yi jàppaleen itam Ukraine ak itam Russie ginnaaw itam aw déggoo jàppaleen la nga xam ne moom la ñu nemmeeku ni ki démb foofee mu soxal itam ay sox yoo xamante ni nag ñu ngi ko amal ca port bu Odessa jàppaleen lu ni mel mënees naa amali njeexital ci li nga xam ne nag moom la ñu naroon a indi ci tundu Afrique mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di céréales ukrainiennes lu toll ci ñaar fukk jàpp ñaar fukk ak juróom ci ay millions tonnes yoo xamante ni nag ne woon nañu ko indi file ngir rek daal di amal aw taxaw seetlu ci lépp lu ñeel wàllu njëg mu soxal importation alimentaire ak itam li nga xam ne moom moo di engrais bi li nga xam ne am na fa niki démb itam mënees naa ami njeexital wala bokk mbir ya na ma waroon tëree du tëree nu ni mel ginnaaw lu ni mel itam ca diwaan bu Mali xam ngeen lañ fa nemmeeku ci les jamono itam mu soxali sox wala bokk ndel jàppale na secrétaire général adjoint bu organisation des Nations Unies nag demoon fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu Mali ngir daal di jëmmal lépp lu soxal wàllu jàmm moom français bile di Jean-Pierre Lacroix ñu ngi koy xaar foofee nag niki tey jile lay doon yem ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu nekk ci la jamono jàmmaarloo yi nga xam ne itam moom lañ fay nemmeeku ak itam lenn ci loo xamante ni ñeel na porte-parole bu MINUSMA moom Olivier Salgado nga xam ne itam autorité malienne yi nag dañoo jàpp ne rek dafa rek daal di génne yenn ci ay kàddu wala yenn ci ay xibaar daal di koy jaarale ci nga xam ne nag moom moo di xarala yu yees yi rawatina li nga xam ne moom moo di Twitter daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu àddu ci leneen mu soxal wàllu tàggat yaram CAN féminine Afrique du Sud jàppale ne nag moom mooy championne d'Afrique bu football ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di jigéen ñi ginnaaw làbbali boo xamante ni amal na ko diwaan Maroc ñaari bal ci benn ñu dikkaat ci ak Youssouf Bodian. bi première période bi di jeex diggante Maroc ak Afrique du Sud kenn dugalul moromam dara 63e minute waa Afrique du Sud am contre attaque def combinaison kii di Hilda Magaye def plat du pied daan gardien bu Maroc but bi joxaat confiance équipe bu Afrique du Sud ñu contrôlé waat bal bi ñu teg pression ci marocaine yi ñu mujjee fayeku Hilda Magaye profité ci beneen erreur défense bu Maroc ngir dugal ñaareelu biom mu doon doublé bu métti lool daal di seddal juróom fukki junni spectateurs yi nekk ci stade Moulay Abdallah bu Rabat ñenn ñi sax daal di génn stade bi jamono ji nga xamante ni fukki minutes ak juróom moo des ñu bëri ci ñoom kon gisuñu bi Maroc di dugal ki dugal seen but di Rosla Ayane 80e minute de jeu mu daal di yee stade Moulay Abdallah. ci pelouse bi marocain yi amaat confiance di attaquer équipe Afrique du Sud waaye ca ginnaaw sa mujj ñu dugal ba temps réglementaire bi jeex arbitre rwandaise bi joxe juróom-ñeenti minutes arrêt de jeu ñaareelu chance boo xamante ni marocain yi profité wuñu ci ndax dañoo sonn ñu ñàkk kon ñaari bal ci benn Afrique du Sud kon am étoile am bu njëkk ci football jigéen ñi ginnaaw bi mu ñàkkee juróomu final bokk na ci sax bu mujj bi diggante ak Nigéria la woon Afrique du Sud kon mooy ñetteel réew bi bindu turam ci palmarès Coupe d'Afrique des Nations bu jigéen ñi ci wetu Nigéria mi ko gagné fukki yoon ak benn ak Guinée équatoriale mi ko gagné ñaari yoon. jërëjëf Youssouf Bodian mbokk yi ñu àddu ci leneen mu soxal rawantey gaal boobu ak léegi yéen a ngi koy nemmeeku ci yenn ci ay gox fii ci réew mi démb ñu ngi ko doon amal diggante Ngor Wakaam ak Yoof bi la yoon dañu dem fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Ndar Géej lu ni mel itam daal nañ ko fay nemmeeku mu soxal li nga xam ne moom moo di rawante gaal lu ni mel dina mën a tax li nga xam ne ñoom ñoo di askan wi mën a déggoo ci seen ak biir jàmm itam di daw ci li nga xam ne nag moom moo di seen ak diggante Ousseynou Diop moom moo ñu teewaloon ca diwaan bu Ndar Géej ngir amal aw reportage ñu seetaan. yu Ndar yi ci atum 2022 bi amal nañ ko ci dex gu mag gi fii nag askan wi nga xamante ne ñëwoon nañ ngir daal di teewee xew-xew bu nu mel daan nañ ciy am mbégte. ndax bés bi dafa nekk bés bu spécial régates yi ñu nag maire yi ñoo ko ànd di ko def tey wax dëgg yàlla mbégte la Mansour Faye amul lu mu deful pour bés bi réussir gouverneur bi toog amul lu mu jàppalewul le préfet ñëpp ci jàpp pour journée bi réussir en tout cas ñu ngi sant yàlla.
ñu ngi gërëm waa Gendar yi parce que li ñuy organisé Europe sax mun ñu ko organisé rawante gaal dafa nekk suñu cosaan. régates yi war nañ ko gën a soqali fexe sax ba lu jëm ci wàllu bitim réew di ca bokk mooy xalaatu nag mairie bu Ndar. loolu mooy lan mooy régates yi nga xam ne kay organisé mu nekk une compétition ñu xool ñu ko mën a def de telle sorte que mu nekk une compétition internationale parce que loolu non seulement da koy développé waaye mën na indi koom-koom ci réew mi. ren jilee juróom ci ay course la ñu amoon ñeent yi mujj jaar ci yoon quartier bi di dàkk wane bu baax a baax seen mëneen ci wàllu joow tax na ci ñetti course yu mujj yi ñaar yëpp ñoo ko jël benn bi nag ba tey jilee amul verdict comité d'organisation bi nii daañu joxe li nga xamante ne mooy verdict bi. jury bi ñëwul lu ñu mën def rek mooy daal di tas manifestation bi bu ñu demee ba yegg nag incha allah ci semaine bi vraiment ñu woo leen. régates yi ñu amal ci Ndar nag dañ ko war a gën a fonk ndaxte bii rek mooy xew-xew boo xamante ni jëm na ci wàllu sport ak li di culture di dajale doomu Ndar yëpp. football jàppal ne nag ASC HLM bu Ndakaaru daal nay toftalu ci li nga xam ne moom moo di Ligue 2 professionnel mu nekk itam loo xamante ni laataa ñu ci sóobu daj nañ dëgg bu baax a baax tax na itam ki nga xam ne moom moo di entraîneur bi moom Al Ousseynou Sène di xam rek ne mbégte képp dong lay am ci mbir mu ni mel ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Anne. ñun liggéey moo ñu ñor suñu àdduna yëpp dañ ko football. bu may fo sax damay football sama waxtaan yëpp football lay xool nan lay def ba li may def ànd ak ñi ma nekkal donc sant yàlla fu yombul woon trop moom laa waxoon que Moussa Banana am na lu mu fi teg man bu ma fi bëggee nekk nit wala ma nekk entraîneur damay teg lu mu fi gënoon teg. ça dépendra des dirigeants ñoom ñooy xool nu ñu ko bëggee ak lu ñuy def voilà ñu dem jëli ji parce que man bi may ñëw fekk naa ñu tegal ma équipe. waaw parce que recruter nañ ma woon ay joueurs yu joué deuxième division première division ñenn ñi ay international. li ma leen wax mooy yéen mënu ma leen jàngal football. mais dinaa góorgóorlu ba jox leen ngeen am envie football. waaw je l'ai réussi. bu Papis Badiane di entraîner chaque jour pour footballaat ku ñëpp yaakaaroon ne bàyyi na football Bass Touré Youssou Diop nga jox leen envie que chaque jour ñu jiitu xale terrain man defe naa man ndam boobu rek laa si am di sant yàlla li si des yëpp HLM ma ko moom ak Pape Moussa Ndoye Aladji Sow. loolu samay dirigeants yi ñoo ma koy wax parce que man comme li ma leen wax man defi rek laay liggéey buñ ma ñëwee ne dañu bëgg équipe bi dem première division dinaa leen wax leen jëlal leen ma joueurs yi jëlal leen ma joueurs yi jëlal leen ma joueurs yi ñu dem première division et puis nag ngeen def ay moyens bu ñu tegee ay moyens lépp yemb waaw buñ mënee première division dama naan acca du ma si sax hésité incha allah rabbi. jërëjëf Abdoulaye Anne mbokk yi foofu la ñuy jaar daal di yëkkati jotaay wi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc 20h di ngeen ko am ci kàllaamay français 20h30 itam dinaa dellu si waat ngir daal di leen di baaxee li nga xam ne moom moo di journal de la campagne lu mooy loolee itam mooy leen des ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.